asalaamaaleykum ci ki nga xam mooy borom alxuraan di borom ñaanug lasraar bi mooy kan Sëriñ Fallu Mbàkke moomee nekk ca Tuubaa Ndaamaatu képp ku am feebaru xel ñi nga xam ne dañoo bëgg seen buntu ubbeeku ñi nga xëccoo ay maire xëccoo wàllum président nga nekk foofee ca bitim réew bëgg ab këy mu tëla ticc jaaro yooyu nga xam da ciy def ay bagage yoo xam ne du jaar kese jaare boo xam ne boo ko takkee say buntu day ubbeeku Sëriñ Fallu Mbàkke sampa place ak projet bépp boo am bu ñëwee ci Sëriñ Fallu Mbàkke mu dimbali la ci ay ci samp ci kër ak ku tëw am doom képp koo xam ne tamit bëgg ngaa sëy lépp lu jëm ci wàllu examen wala lépp lu jëm ci boppam wala mu ñëw ci man ut lu sécurité njabootam sa njaboot dina mucc ci lépp luy am ci àdduna bi ci sacrifice yi nga xam ne tuur nañ ko ci àdduna bi ñu fàttalikoo ci ay jamono yu yàgg kilifa yi fi nekkoon dañ doon takk di naan sécurité seen bopp moom Sëñ Fallu Mbàkke lépp lu mënta faj dala koy teel a wax war ni la lii du demee na boo ko bëggee jot nag 77 849 84 54 77 849 84 54 lu Mbàkke daal amul morom. sañ-sañu dogal li ñu leen di falee fenn loxo set ci sàcc luuba gi ñu leen di dalee njiitu jege people bi di jiite ngir people bi te xam ne amuñu alal ju gën rëy kàttanu people bi mais c'est dommage xoolal Sénégal ay politiciens paria li ñu sàkketoo ci yalwaan bu silmise tuddee ko partenariat lépp fii lépp fee damm seen poos jël bor yëpp gàll suñu loos kon fii ñu toll tey ñoom laa koy jiiñ. asalaamaaleykum chers téléspectateurs GTV 112 comme ni ñu leen ko doon waxee rek suñu émission boobu ñu tuddee émission leerlu tey ñu ngi fii ci studio CFA ci CFA nekk diggante Géejawaay ak Pikine nekk ci frontière nekk ci diggante Thiaroye ak Géejawaay ak Pikine tey nag ñu dalal sunu Aminata Xaas di sunu artiste boo xam ne duñ ko présenté kenn ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci musique ci liggéey bu professionnel ci musique li tax nag ñu jël intention dem seeti ko parce que dañu gis mu ngi toog ci liem di liggéey boo xam ni ñu bëri mën nañ ci bénéficier wu ci style musique bi mu def surtout ci musique mandeng bi ak ci musique afro bi nga xam ni tey mooy musique bi nga xam ne moom lañ mën a wax ni mooy musique professionnelle tey sama jigéen tey ñu koy dalal mu dalal ñu fii ci studio yi CFA tey ñu bàyyi la nga nuyonteeg ak téléspectateur GTV 72 ñu koy wax Guédiawaye TV tey ñu am choix seet si la waxtaan ak yow ci style musique bi ak su choix bi pourquoi choix musique professionnelle boobu. waaw macha allah mon frère de cœur maa ngi lay siyaare bu wér a wér di siyaare sa bépp téléspectateur suñu bépp téléspectateur vraiment di am ndam di kontaan lool ci tey jii seet si bi nga ma seet si bi nga ñu seet si ak ñi fi nekk ñëpp macha allah waaw ñoo ngi fii ci CFA ci sama kër frère biñ naan Seldi waaw macha allah ko xereñ lool bëgg ma lool jàppale ma lool taxawu ma lool yàlla dogal nag man may évoluer ci benn style musical bi nga xamante ni dañ koy wax afro pour ñenn ñi di wax tradi moderne macha allah ma nekk ci rek di ci xuus parce que pour la plupart du temps damay def ay son yi nga xamante ni damay bëgg mu militer à l'échelle internationale voilà ma koy def nag man ak sama kàllaama réew di ko def ak sama ay tradition parce que nag nit amul lu dul tradition loo bëgg dem jaayi ci àll ba day fekk ña ngi koy jaay xamuñu ko wala buñ ko xamee itamit sorewuñu ci te loolu ñun mooy suñu honneur loolu mooy li ñu am mooy suñu richesse. tey ñu gis sa carrière ci lan la débuté ba nga am amour pour def musique. waaw xam nga nit ki moom mon frère infinité de choses la nit ki du ma dooni rek kii lii la ndax man tey sama liggéey greffière la ci justice laay liggéey et cetera et tout mais dafa am li nga xam ni xëy na yàlla daf ko def ci man moo ñaale ko ci mu di art bi maa ngi ministère de la justice foofu laay liggéeyee Saint-Louis laa nekkoon def naa pratiquement tous les tribunaux toutes les juridictions ndax tribunal départemental bu Ndar laa njëkkee jóge fa dem cabinet d'instruction jóge fa itamit macha allah dem parquet après ma dem grande instance jóge fa dem cour d'appel si laa ñëw après tribunal hors classe du travail bu Dakar ba mu fa jógee nag si laay soogaam di egg si ministère de la justice parallèlement nag macha allah ma nekk ci liggéey bi nga xamante ni moo di art bi nga xamante ni benn passion la tey jii weesu na passion nekk na métier wax dëgg yàlla parce que nit bu yàlla defee ci yow lenn mu di bëgg-bëgg ñenn ñi naan don la doo ca yam danga koy jàngi yàlla boole ma nag ak ay nit ñu baax ku mel ne professeur Adolphe mu tàggat ma ci vocal bu baax yàlla tamit teg ci sama yoon kii ñu naan Djibril Diabaté macha allah nga xamante ni moom moo ma andi ci concrétisation de tous mes rêves macha allah. donc dañuy dem seetaan clip boobu rek ñëwaat bala ñuy xuus
pour gars yi xool clip boobu ñu dem léegi ci régie xool yi clip boobu ñu wàcc. Kode adi maisre ni mumete nyanga ni mumete non la jaadu ndax day wale. ok ñu ngi seetaan sunu jigéen boobu Aminata Xaas di clip boo xam ne c'est intéressant donc dañuy njëkk rek ci clip bi choix bi pourquoi nga soit way kilifa gu toll nii. waaw kooku nag dafa di repère parce que dañu nekk ci société bi nga xamante ni dañu nekk en crise des valeurs. pratiquement kenn xamatul fooy jaar ñun xamatuñu sénégalaise lañu. xamatuñu américaine lañu xamatuñu chinoise lañu xamatuñu lu ñuy doon ba tax nga gis léeg-léeg ñuy tàbb ci li nga xamante ni du suñu ay valeurs ñun purement africaine. du loo xamante ni dañ ko daan nawe jigéen du loo xam ne dañ ko daan nawe ci njàngale du xam ne dañ ko daan nawe nit ci nekkinam ci biir kër. léegi nag man fee ca Ndar maa ngi dëkk ci benn béréb bu ñuy wax Sànnaar Pël Jugob. foofu nag foofu nga cosaanoo. waaw foofu laa dëkk man sanc ba laa cosaanoo. sanc ba ak Sindoone sama yaay Sindoone la jóge sama papa sanc ba la jóge maa ngi juddoo nag man soor macha allah waaye sama kër ma nga Sànnaar Pël Jugob. foofu ma dëkk nag c'est à 2 pas de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. foofu étudiants yi souvent nag dañ fay jànkonteeg ay tolof-tolof bu ñuy grève bu ma yéegi sama kër damay jàkkaarloog lépp léeg-léeg tamit sama xol day metti ndax samay rakk a fay nekk samay dooma fa nekk macha allah man mii jaar naa foofu. wax dëgg fa yàlla mu indi ma nag ci xalaat kilifa gu mag goo xamante ni kilifa diine la woon fii te kenn mënut ko fàtte muy maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall yàlla naka yàlla dooli leer te tas ñu ci barkeem ci barke alxuraanul karim. ñu gis ni kooku noonu bu ñuy interroger un tout petit peu l'histoire mooy ki nga xamante ni moo fi indi woon enseignement coranique xale yi ñu koy jël di ko tàggat di ko teg ci daara seetaan ci vidéo bi benn xale boo xam ne da nga ñëw mel ni ku ko ñeewantal wallaay ndeysaan mais après ci parole bi yaa ngi wax ni c'est anormal mu ñu jaar foofu du sax loolu laa bëgg wax parce que foofu tàggat la foofu noonu image boobu yërmande rek laa wane foofu yërmande ngay wane mais ci biir woy bi day mel ni da ngay man su ma déggee bu baax parce que bi ma déglu woy bi damay sentir ni foofu da ngay wan ni nit boo ko bëggee defar il faut mu jaar ci yenn yi. dëgg la loolu mooy tarbiyu xam nga nit moom dañ koy tarbiyu macha allah waaye dafa am fu ñu ko war a jaarale ndaxte maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall boobu boo gisee ma def comparaison bi macha allah moom dafa yoroon ay daara alxuraan waaye mosuloo woon dégg en son temps ñu naan taalibe bii kat dóor nañ ko ba yaramam yëpp dagg taalibe cerno daara bii kat ñu ngi koy yóbbu tribunal ndax def na lii wala def na lii wala def na laa donte nag wax dëgg am na ay daara yi nga xamante ni ay daara référence la ñu ndax man fay ma dëkk macha allah daara ya fa nekk yëpp xale bi gën a tuuti boo ko indee mu jàngal la kaamil ma indi woon loolu nag ba pare defaat beneen comparaison ba tey ci enseignement bi par rapport ak l'université may ñaax nit ñi rek pour ñu am yërmande ci xale yi nga xamante ni dañu sàkku ji xam-xam nekk ñu ci seen ay kër ñu ngi jóge ci région bu nekk di muñ xiif di muñ mar di muñ lu nekk ndax rek bëgg sàkku xam-xam mais ñu mettre leen ci ay conditions yoo xamante ni day idoine pour ñu mën li ñu wut si ñu mën ko am ndax buñ ko amee pour Sénégal lépp la. ok tey yaakaar naa dinañ waxtaan ci actualité bala ñuy sori ci sa carrière musicale. yaakaar naa yëngali xew ci réew mi. yaa ngi wax léegi ñàkk nañ ay repères. ba baax na ñuy rappeler mag ñu baax ñi ci seen jaar-jaar. dëgg la tey suñ la lay wax fi Sénégal toll. fu demee ba population bi di fippu di jàkkaarloog lay way takk der yi. di jàmmaarloog ñoom. tey lan nga ñu mën a wax ci loo xam ni en tant que porteur de voix parce que gis nañ sax benn son boo xam ne après dinañ ko déglu. son boo xam ni xam naa si elle di après dinañu baaxee fu mu ne. ñu déglu ko yaakaar naa moo nekk ci suuf. mais tey en tant que porteur de voix. lan nga ñu mën a wax ci actualité bi nga xam ne mi ngi am Sénégal. waaw loolu dama ciy sawar mon frère parce que benn man jigéen laa. te wax ji li ko sooke yëpp jigéen la.
beneen bi macha allah yaay laa jigéenu jàmbur laa soxna jàmbur laa am na ay njaboot am na li nga xamante ni bu ma sañoon ñun suñu réew di ko dund te sénégalaise laa porteuse de voix laa xol laa yor donte nag sama justice laa gëm parce que man femme de justice laa ci justice laay liggéey ma bëgg rek ni wax dëgg yàlla bu yàlla dogalee réeroo am parce que loolu mënta ñàkk ci réew entre les politiques moom faw rek lu mel nii di mënta am waaye nag bu amee bu nit ñi tàggaliko seen sago nañu fexe rek saa su nekk ba bu ñu meree ba mer ñu xàmmee li ñu moom li nga xam ne suñuy akki la ak li nga xamante ni buñ ko yàqee ñun ñoo koy perte ndax tey jii xale yi mer nañu wax dëgg yàlla parce que frustration yu bëri na parce que coono yi bëri na kenn ku nekk yaa ngi koy dund ñun ñi commencé par ñun ñii les artistes macha allah liggéeyuñu boobu ba tey depuis 1 an te ay borom njaboot a fi nekk seen i njaboot di dem école ñu war leen di fayal ak lan la ñuy fayee surtout sax seen train de vie dafa gën a compliqué par rapport ak yeneen wallaahi azim ñu dëkk ci ay kër yoo xamante ni fin du mois dañuy fay location ak lan la ñuy fayee location gor yëpp seen sac daanaka sàggeeku na parce que on nous a mis à genoux te loolu ci réew moo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax nag artistes yi tamit ay citoyen lañu te heure bu ñu soxlaa ñu ñëw taxaw bu jooy joxee ñu jóg jooy ndax tey jii boo déggee son wu jàmm bi macha allah wax dëgg yàlla apaiser moo tax moo ko tax a jóg parce que ñun ay sénégalaises lañu à part entière ci réew mi te ñaanuñu yàlla suñu réew di tàkk parce que loolu du suñu sag waaw ñuy ñaax ñëpp rek ñu delloo ci seen xel te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar lu metti moom mi ngi ci àdduna te itamit njiit yi nga xamante ni yàlla moo leen teg fa ñu nekk ñu bàyyi xel ci ña leen fal léegi ma gis tey pandémie bi am na projet yu bëri je pense que ni yaa ngi ci projet album sa carrière musicale gis nañ ci beneen clip boo xam ne danañ ci ñëw muy 3 clips yoo xam ne def nga ko mais damay sentir ci yow li ci ëpp sa texte sa musique dafa am message dafa am message booy lancé dëgg la pourquoi nga choix loolu parce que tamit la rythme ci musique la bokk rythme ci musique la bokk mais woykat yenn yi nee nañ ñoom musique bu diglewul yeetewul ay naxaate la amul njëriñ donc pourquoi nga gën a concentré wu ci texte waaw looluy sama devise man macha allah suñu papa jooju di Thione Ballago Seck foog naa ne moo fi ñu ko osé wax fi loolu def ko ci texte way ko nit ñi di ko dégg ndax nag way moom dafa di loo xam ne yàlla moo koy def ci nit encore une fois mais du ay caaxaan xëy na bu la passion taxee dugg sax nga dem ba dugg boo tegee sa tànk daa xam ne lii du caaxaan ndax liggéey la te itamit koo xam ne boo ubbee sa làmmiñ ay kilifa dañuy toog ay mag dañuy toog ay xale dañuy toog ku ne da lay déglu war nga fexe ba la ñuy dégg ci yow mu doon loo xamante ni dana jëriñ mu bañ nekk rek ay waxu kasaw donte nag lépp choix la nit ku nekk avec son choix de vie mais man sama choix mooy heure bu ma génnee dara day fekk ni loolu noonu bu ko nit ñi dégloo daan ci mën a jëriñu ndax nag man dama koy wax saa su ne mënoon naa jël yeneen option dans la vie mënoon naa nekk écrivaine mooy bind parce que li nit ñi nekk ci bopp yi permettre na ñu mën bind dara mënoon nañu def aussi politique c'est une autre voie mais man maa jël le micro jël la musique def ko sama voix pour servir man dama ni ma musique pour servir nag ci macha allah neexal xol yi def ci ay sonorités yu neex ay mélodies yu neex mais ku ci nekk ku ma déglu ku nekk nga xam ne la may wax mën na la jëriñ dara waaw loolu mooy sama devise man ok loolu am na solo tamit bu may delloo damay delluwaat rek ci yow dama gis ci Sénégal fi nii ci musique bi dafa am ay problèmes yoo xam ne déjà ci côté SODAV ci côté problème yi nga xam ne am na subvention yooyu état bi jël 2,5 milliards jàppale ko les acteurs njëkkoon na def benn première vague mu def ko jàppale ko les artistes est-ce que jàppale boobu tamit solution la ak comme ni nga waxee pandémie bi ak yooyu noonu seen musique bi ngeen di def ak seen train de vie loolu sëñ bi man dama naan nit moom bu yëkkatee ci ñaqam dërëm sax mu ni la am maa la ko may war nga ni ko jërëjëf wante itamit une réalité est là mooy nit ki di ko may bis bu nekk jën jàngal ko nu ñuy nappee gën te yàlla dafa dogal ni musiciens yi xam nañ nu ñuy nappee dañuy liggéey du sax fii rek la ñuy liggéey dañuy génn dem étranger di fa daan suñu doole di am dara di indi ci suñu ay biir njaboot di indi ci société bi di fiy investir macha allah waaye tey jii bu fekkee créneau yooyu yëpp tëj nga ko nit ki toog atu yàlla liggéeyul nga nii jël nga ay milliards may nga ko musiciens yi mais ñaata musiciens ñoo nekk Sénégal
tu peux pas les compter ndax boo nee loolu ci koppar may nga ko ay doomu aadama buñ ko séddalee ñuy am ay 100 000 ki 120 000 kon xam nga ne ñooñu nga xañ tey jii liggéey te ñu nekk ci jafe-jafe yoo xamante ni yu tar la yoo xamante ni wax dëgg yàlla nga ubbiloon leen ñu dellu ca la ñu nekkoon di liggéey di daan seen doole di mën ci seen i soxla njaboot moo gënoon parce que 120 000 nit ki toog atu yàlla dëkk ci kër goo xamante ni gën ngaa néew di nga fay 125 000 nga toog 12 mois fayuloo ko yeewu suba ñu indil la 125 000 say doom war a dem école mënoo fay nga yeewu suba sa soxna di la laaj dépense amoo loo ko jox nga di mbañum rus lu nekk di xew nga war ca taxaw na nga ca daan taxawee te mënatoo ko te du sa coobare loolu metti na. en général émission leerlu ñuy fàttali rek su luñ ciy jublu dañuy seetlu ñi ci ëpp njëriñ ci côté musique. maanaam ñi nga xam ne seen xel day naaj. surtout bindkat bu mel ni yow la nga xam ne da ngay bind loo xam ne day intéressé population bi. donc ñu bëgg la laaj solution. tey état Sénégal lan mooy solution ci ak pandémie bi. cas yi di gën a yokk yaa ma gën a xam. ñi ngi wax tamit vaccin yi ñii naan dañ ko vacciner mais tey lan mooy solution bi en tant que porteur de voix yéen xam ne da ngeen inspiré. waaw man daal solution bi ma gis mooy bu évidente bi parce que tey ñi nga xamante ne ay commerçant lañu ñi ngi xëy di dem marché di daani seen doole di liggéey takk seen ay masque respecter les mesures barrières fonctionnaires yi ñi ngi xëy dem seen i bureau takk seen i masque di daan seen doole weeru dañ jot li ñu war a jot. est-ce que c'est pareil ak yéen ñi nga xam ne Aminata yow boo taxawee fenn public bi lay wuy si émotion bi ak ñu gis la ci kaw yëngu-yëngu yi ak jegante bi ak ñi différent de. xam naa fi ngay waxee mooy nag xam nga c'est bien pareil ça peut être pareil lépp problème d'organisation la. parce que tey jii daanaka structure yi nga xamante ni fa la ñu aju mën nañu wax tey lan la ñuy liggéey. ndax tey kii di ministre de la culture. ak nag bépp service bi nga xam ne dafa aju ci culture mais ñooñu ña ngay liggéey di xëy par weer te ñun ñoo tax ñu toog foofu. ñooñu noonu tey jii lan mooy nekk seen liggéey au niveau de la culture bu fekkente ni culture bi nga xamante ni moo tax ñu créer ministère de la culture. créer ña fa nekk di liggéey ñi tax ñu war a liggéey kenn liggéeyu ci. ñun liggéeyatuñu. kon war nañu mën a organiser wu de sorte que nit ñi war a mën a dem defi seen ay concert respecter les règles barrières mais Macron l'a fait en France. Macron def na ngandam concert en France nit ñi jël salle bu mag def ko à double flux ñii bu ñu génnee nuñ toogee ni duñ ko toogee sax. mu am distanciation. ok ba pare mu fay wax dëgg yàlla dimbali artistes yi ci lim boo xamante ni mën na faj seen ay soxla. ok organisation rek la laaj de. mais par rapport ak 120 000 ou 150 000 soo doon proposer un somme boo xam ne parce que budget Sénégal est-ce que attan na comme ñu yëkkati est-ce que somme boobu noonu buñ ko doon yokk lan la war a toll loo xam ne dinañ mën a def dara à peu près. non man xam naa ne ñun dañu nekk un pays en voie de développement. ñun xam nañ ni état mënul jóg weer wu nekk mu ni kenn ku nekk la nga soxla sa kër mën naa la ko matalal mënta ne. nit ki li mu soxla moo ko mën liggéeyal boppam kenn mënu la ko may. tey jii bu Sénégal jigoon di def subvention mensuelle même. pour les artistes du Sénégal ni chaque mois ma jox leen 100 000 yooyu mënulu leen dara. mënulu leen dara tey benn solution ñun la ñu bëgg man de personnellement. li ma xalaat ci sama xalaat bu noble mooy lan nañu ubbil nit ñi ñu liggéey ñu fexe ba encadré ka ba lépp li nga xamante ni ñu ngi ko ciy xalaat te mu nocif wala mu négatif mu bañ ci am. dañuy dem rek ci li nga xam ni actualité la bërki démb rek lañ jël ki nga xam ne mooy Daniel Gomes di responsable ci SODAV ci AMS te président AMS nekk tamit responsable ci SODAV ak moom ak Ngoné Ndour ñu jël Idrissa Diop bokk ci benn kuréel ñu koy wax Saywi ak ay kuréel la yoo xam ne d'accorduñu ak SODAV. tey problème bi nga xam ne mi ngi am ci diggante les organisateurs des cultures mel ni SODAV tey naka ngeen déggee problème yooyu nga xam ne am na ci culture bi yow lan mooy sa position ak lan nga xalaat ni parce que gars yi dañu ne am na copie privée buy ñëw copie privée boobu di ñëw est-ce que ñi ko war a yor ñoo ko war a yor est-ce que copie privée bi ak ay 100 millions ñu ngi koy dégg 500 millions yoo xam ni xamuñu ci lu mu nekk bañ ni nañ leeral xaalis bi nga xam ne président Macky Sall joxe woon nañ ko ñu delloowaat 600 millions. waaw xam nga man dama yaakaar ni liggéey bu nekk boo nekkee nga ci kay def te nga bëgg liggéey ba leer ba bu ëllëgee too taxaw naan dama war dugg fii dama war jaar fële dama war a saytu war nga répertorier au moins li nga xamante ne mooy artiste
mos naa dégg sama papa Thione Ballago Seck naan artiste du ñu toog rek ni diw artiste la mais na wane preuve ni moom artiste la ndax gis nañu ci liste yi ñu fi wane woon ni dafa amoon ay doublon naan ci biir liste yi ñu naan ay artistes la ñu fekk nañ ci ay électricien fekk nañ ci ay maçon fekk nañ ci mu ngoog fekk nañ ci lu ne te pourtant association yooyu musicien moo ko jiite li ci ëpp waaye man dama naan daal vraiment na ministère de la culture répertorié au niveau de chaque région s'il le faut ñu xam parce que décentralisation loolu lay jëriñ ñu xool région bu nekk ñan ñoo fay artiste ñan ñoo fa yore carte artiste ñan ñoo fi mës a déposer œuvre et cetera et tout keneen nag ku nu bëgg dimbale nga xamante ne yéene nañ la dimbale ñu dimbali la. mais SODAV instant yii ci côté organisation boobu amagul benn comme propre ak AMS am na carte am nga mais BZA bi mu fi nekkee amoon nañ ay carte de BZA. mais SODAV ba léegi amagul carte. waaw mais nag déposé nañu carte yi génnagul. mais nag déposé nañu mi ngi nekk encore ndax man mii SODAV laa nekk. jotaguma nag sama carte wax dëgg yàlla mais nag samay œuvre ak yëpp maa ngi ko fay yóbbu macha allah man daal dama bëgg rek ku nekk ca la nga nekk. ca nga mën a xam la nga soxla li nga xamante ni mooy instance yi nga xam dañ ko jël ni c'est pour les musiciens nañu jël les vrais musiciens ñu dénk leen ko loolu mooy liy yoon. d'accord ci PCA bi mel ni Ngoné Ndour. xam nga du man maay nommé PCA. d'accord naa ci d'accorduma ci Ngoné jàmbaar la jigéen ju mën góor la. wax dëgg yàlla bu xam te elle passe tout son temps à se battre pour l'intérêt des artistes. ci ni gis nañ ni moom. man danaa ci màndu. parce que gàllaaji jullit mooy lan na nga màndu. ndax man lu ma gisul xaw ma ko danaa ci màndu. sama propre avis daal mooy li nga xamante ni dafa concerner ay nit. ka ko war a saytu mooy ka bokk ci nit ñooñu place boobu c'est pour les artistes lii c'est pour les musiciens nañ jël musicien teg ka fa mu xamante ni kat lii samay mbokk musiciens ñu moom moo gën a xam la ay réalité musicien moo gën a xam réalité chanteur moo gën a xam réalité chanteuse donte nga nekk organisateur nga nekk lu mu mënta doon waaye fii metti ki koy dundoo ko xam ki koy dund rek moo mën a xam lan moo koy metti dëggantaan te ñu teg fa nag ay nit de choix yoo xamante ni dañuy crédible musiciens yi seen bopp falal seen bopp ka leen di représenter. c'est important. mbokk yi ñu dem foofee ci Saint-Louis. rendre hommage boo xam ni sunu système bi def na ko sunu jigéen def na ko muy woy bu am solo defal ko koo xam ni defal na lu ne Sénégal muy Golbert Diagne. léegi ni ñuy dem rek seetaan clip boobu ak régie di jéggoo ak Black Baye Fall maa ngi leen di nuyu ñu dem seeti loolu ñëwaat. dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ñu gënal jaañ di saay na dëkk ci dëkk bi faral dëkk bi moo ñu gënal jaañ di wuy na cey suñu fajar jooj cey suñu ajuma jooj ndar géejooy yeewu na doon njëriñ ci benn bés bi askan wi jooy naay daara yi wet naay hôpital bi waaw bëgg nañ ci clip boobu yéen ñi koy seetaan clip baa nga dañ ko dagg nag li tax ñu dagg ko mooy temps bi ak internet bi yéen ma gën a xam donc clip boobu danga am inspiration bu am solo c'est important les artistes di hommage tamit ñi nga xam ni di rendre hommage ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon doon bégal nit ñi tey ñu gis Papa Golbert man bokk naa ci ñi ko gënoon bëgg wallaay ndeysaan ci ni mu doon bégalee Sénégal tey mu yàlla def mu nekk un leader teg benn rajo bu mag foofee cek Fréquence Teranga Fréquence Teranga di nuyu njabootam ci liggéey boobu relation la ci way bi wala comme li may yëg moom nga yëg ba bind son bi waaw suñu papa Alioune Badara Diagne Golbert yàlla na ko yàlla yërëm d'abord xare ko ci àddina firdawsi gën a kawe mu dokk ak dëkkuwaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñu bépp waay dawlo ak ña leen fay fekk si ba ilaa yow mi diine kooku sama waajur la woon man sama papa la woon ndaxte da doon un modèle vraiment de citoyenneté déjà avant muy nekk sax sama papa
man ma di lu tuuti bëgg ko way naa ko ma màgg naw ko ndax dafa di woo nit ki nga xamante ni day yeewu fajar teel taxaw ca diggu baya jóg leen xëy bu ngeen bëggee li ngeen di liggéey li leen di fay mu lew leen dee leen liggéey dee leen jóg waxtu ku ko romb ci koñ ba ca diggu baya lay taxaw ku ko romb foofu baya mooy lan bayal ba baya mooy place Faidherbe ah fa la doon taxaw fa lay taxaw ok booy foofu boobu mënoo dem Ndar te doo fa jaar kuy xëy ngay xëy ville foog nga romb mën nañu foofu tonton Golbert ma nga foog nga romb ko soo ko rombee 9h jot na mu la xool la sama jarbaat 9h jot na de 8h da la ñu waxante woon pare na ca wax ja ku nekk hôpital feebar amuloo loo jëndee mu jël sa ordonnance dem sa ñamu yaakaar te kenn du yëg yow borom alal ga liggéeyal sa borom dimbaleel kii mu am ordonnance jël ko fayal la ka ma demba du yëg ma sàmba du yëg mbedd ma wallahi azim way naa ko way bi nga xam ne dina génn incha allahu rabbi ñaan nañ ko yàlla ci korite gi mu doon un modèle daal de citoyenneté bi nga xamante ni kenn mënu ko fàtte Ndar dañ leen dem ba naan moom mooy tuuru Ndar mu dolli si nag man lii ngay def nii dama ko doon def ba ma nekkee étudiante première année de droit dama daan def communication ci rajo boobu laa nekkoon di présenter journal di def animation mu inculqué ma nag ay valeurs yu bëri valeur u gëm sa bopp surtout moom Ndar la gëmoon waaw dafa gëm Ndar waaw dafa naan la fekk bëgg naa boo waxee ñu xam ne doomu Ndar wax na bëgg naa boo doxee ñu xam ne doomu Ndara dox boo jëfee it ñu xam ne doomu Ndara jëf ci teraanga ci fulla ci fayda ci am diine ci gëm sa bopp te doo tooñ macha allah kooku nag nekk une perte boo xamante ni macha allah ñun waa Ndar waxuma la sax Sénégal par delà le Sénégal ñun Ndar doot mënatuñ ko fàtte ndax c'était notre fierté waaye tey jii aussi maa ngi saluer ku mel ni tonton Ousmane Dieye ma taalibe Fambaye borom grade yu bëri ya nga xamante ni tey mi ngi dox ci trace sunu papa jooju kon sant yàlla sant yàlla macha allah gis ngeen ko loolu mu wax ci Golbert ay yeneen grade la yoo xam ne gis wallaahi yàlla na ko yàlla gis dañu gisoon mu doon bégal population Sénégal rek mais yàgg nañu dégg tamit mais amuñu woon koo xam ne jege woon na ko bu mu wax ci moom tey gis nañ sa carrière musicale ñi ngi dégg ci weewu bay ci studio yi ñi ngi dégg ci rajo Kankaan yi yaa ngi préparé une album boo xam ne bu génnee international lay dem ak ci naka ngay liggéey ci album boobu waaw album boobu nag macha allah dañ ko yàgg togg mën naa ni depuis 2015 ñu ngi ci album boobu noonu macha allah ñu jëkkoon ko démarré ak ay kàngamu musique yu nekkoon fii Sénégal ku mel ni ki Ale Mbaye ku mel ni Jano Mendy macha allah ku mel ni ñoom Cheikh Niang ñoom Papalaay ñëpp dugaloon ci seen loxo wax dëgg yàlla ba mu jógee nag Ndar ndax jëkk na jaar Ndar album boobu dafa bëri fu mu jaar jëkk na waaw album boobu na ko gaay xaar waaw jëkk na jaar Ndar macha allah jaar si ñoom Ngam Jara ci si feu ndeysaan tonton Ibou Diop yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Babacar Thiam ñoom Papli ñoom Petit ñoom ñëpp laal nañ ci ba yàlla def nag nit moom xam nga dangay door rek yàlla moo xam fu muy sottee waaw ba mu sottee nag tey jii fii ci Seldi macha allah ay kàngam yu bëri nag dugal ci seen loxo ci Seldi fii la Seldi la jeexe ci Seldi la jeexe jaar na ci Papis Konaté jaar na ci Yoro Ndiaye jaar na fu ne daanaka nag yàlla moo ko jagleel Seldi ci Seldi la album boobu pare xëy na nag li ñu téye moo téye ñëpp rek moo di mbas mi rek mbas mi yal nañu yàlla dimbali ba mu jóge fi ba ñun ñëpp ñu delluwaat suñu sago waaw béggee ñëpp rek ñëpp béggee ko mais yaakaar naa bientôt président mi ngi wax ni dana bàyyi programme yi démarré ak wàññi na couvre-feu bi yóbbu na ko ba léegi minuit ba 5 heures du matin bu ko defee ñu sant de waaye na commencé par comme bàyyi na ba minuit na bàyyi gars yi commencé dem ci cabaret yi dem ci restaurant yi di fa fortaatu en attendant muy kii yaakaar naa loolu mi ngi am nañ ko commencé foofu mais dama bëgg xam nga bëgguma ñëw nga briefing album bi rek ñu dem noonu album bi ban maanaam lan lañ ciy xaar ci style musique parce que dañu gis sa musique bi musique classique la mën nañ ci gis classique mën nañ ci gis afro mandé mën nañ ci gis afro mën nañ ci gis musique mandé wala mën nañ ci gis sabar wala mën nañ ci gis jazz wala rap lan ak lan moo ci nekk loo ci xaar bu ci biir loo ci xaar rek xam nga loo xam ne man bu ma ko amee gars yi seetaan dañu xam ni ku baax kii loo ci xalaat bu ci biir jazz ngi ci am na ay featuring ci biir jazz ngi ci tradi moderne ngi ci macha allah espagnol ngi ci anglais ngi ci lépp ngi ci biir dox daje mais jàpp nga dat bi jàpp nga dat bi
loo xamante ne ñu ngi ci nekk te xamul. waaw pandémie bi. waaw mais yaakaar naa bu ñu vacciné bu gars yi nañ ñaan rek moom noppi naa. ñu nangoo vacciné wu. sel dee ngi mu denc ci ay bagam. ok sel di moom il suffit ñu ko prédit rek mu génne teg ndax pare na ko macha allah. ok léegi dañuy dem ci musique parce que am na ku ma doon waxal bu ma wax tur. mu ni ma dama bàyyi musique. ma ne ko lu tax nga bàyyi musique te am talent ku am talent. parce que problème de moyen. am ay méthodes bàyyi sa famille lépp di sacrifice sa bopp. wallaahi. est-ce que musique am nga ci lenn loo xam ne. benn bis toog nga ci nga xalaat ni lii kat metti na la trop ci musique. sëñ bi musique man maa ngi ci dugg en 2011. xam nga li ma la njëkk wax sànq ni la bëgg-bëgg yàlla dalay mooñaalee dara mais bëgg lay dugal ci dara. ba may ko bëggee dugg ci tërëf naa lu dul benn du ñaar ba ma la waxee album bi 22 millions de francs dugg na ci. 22 millions de francs dugg na ci te taxul ma am dara loo xamante ni mën naa ko wane. mais ci promotion bi ba tombé wut rek nga pour def promotion bu mu war a génn rek pandémie bi dugg si comme li dal yeneen artistes yi. album bi dama ko génnewul sax am na li nga xamante ni jotoon naa ko wane ndax amoon na maxi bu génnoon amoon na benn album bu génnoon mais ndar la yemoon. parce que nag ba ma njëkkee dugg ma nettali la benn anecdote rek dafa commencé woon nañu benn enregistrement. ba ñu demee ba am fu ñu toll ba ma war a teg voix. ingénieur de son bi woo ma ni ma Aminata yow da nga baax moo tax duma la bàyyi nga continuer ma ne ko lan moo xew mu ni ma li nga fi def yëpp dara baaxu ci te boobu fekk na xaw ma ñaata laa fayagum déjà artistes yëpp ñoo ñu dugal ba pare ma yaakaar su fekkee maanaam ci yow la baaxul ci way bi wala ci technique dañoo dëpp woon dafa bëri woon ay erreur dañoo dëpp woon ñu jege ci encore dalaat feneen li ma lay wax rek ay tërëf rek di tërëf di daanu di jóg di tërëf di daanu di jóg bëgg moo lay tax nga continuer. mais continuer moom bi mu nee la affaire yi li nga defoon baaxul. il fallait me reprendre parce que dañu dëpp woon. te da ngay fayaat studio bi. da nga fayaat studio bi da nga fayaat musiciens yi loolu moo tax ba yàlla dogal ma am ku ñuy wax Alé Mbaye amaat ku ñuy wax Jano Mendy amaat keneen ak keneen xam nga destiné dafa am rek man dama mettiwu ma. parce que loolu bu doon beneen artiste parce que fekkee naa man parce que def yor naa studio. dëgg la am na benn artiste boo xam ne liggéey na album ba mu jeex. fay musiciens yi ñu defar arrangé son yi arrangeurs yi arrangé ba pare disque dur waa ji lakk erreur technique am waa ji woo ko. yëpp sote woo ay nit ñu toog mu ne ko erreur am na. son yi réer nañu man bàyyi ñu ma fay. mais temps bi nga def fan moo mu metti mais après gars yi dañu dem ci yoon par la suite. fay na son wu jàmbur yi ñu defaraat son bi mais waa ji album bi neexatu ko. mënatul nekk. parce que moment bi mu amoon yëg-yëg bi loolu tax c'est may conseil sama mbokku ingénieur de son yi ñi yor studio yi ñu xam ne machine yu performant la ñu war a yor. dañuy war a yor machine yu am ay antivirus. dañuy yor machine yoo xam ni buñ ko tëjee kon buñ fi génnee keneen moo tëj. man moom wax dëgg yàlla rek laa teg ci sama kanam. lu metti woon la wax dëgg yàlla ndax jigéen dong laa benn loxo kese la macha allah di taaba rek lu ma am def ci musique bi. wax dëgg fa yàlla te gisuma woon yoon tey jii maa ngi di nekk Ndakaaru sama kër a nga Ndar. maa ngi fii tey jii di loué di fay nekk ci ay jafe-jafe yoo xamante ne du ma ko wax kenn. ndax lan nag ndax waa di ko gérer ndax rek bëgg. ndax nag am na fi ngay dem ba toll ci ba nit ñi gëm la ndax man tey jii Ndar géegee ma dëkk soo fa demee ni Aminata Xaas ñaar ñoo wàññi ñetteel ba mun la akamaa ko bëgg akamaa ko yéene maire yi di ñaan fans club yi di juddu macha allah général xëch di xëy ci man di gont ci man tonton Ousmane Dieye di xëy ci man di gont ci man ak keneen sama yaay Ndey Koddu Seck ñëpp Ndar yëpp macha allah maa ngi ko heure bu ñu xëyee julli ñaanal ma kon lu mu metti man nga delloo ko yàlla war naa ko mën a muñ ndax xam naa ne ñooñu suñu amoon million jox ma ko. waaye am nañ seen ñaan tey ñaan yooyu moo ma ëppal million tey. waaw ñu nekk ci rek di ñaan yàlla lii nga xamante ne ñu ngi ciy yëngu yàlla fekk sinu ci. waaw loolu rek moo fi nekk waaye musique moom wax dëgg yàlla. ku ci jaarul mënuloo ko seede. metti na lool. léegi gis ngeen temps bi boo gisee ñuy waaxu dañuy dem seeti jiwaat clip bi troisième clip bi. yow yaa koy présenté waxal ma ko. waaw bii nag moom la ñuy wax Ramadan Moubarak macha allah daanaka daaw bi ñuy waajal koor gi lañ ko génne woon. macha allah di ci ñaax nit ñi rek
pour ñu xam ni Ramadan weer la boo xamante ni weeru promotion la te buñ ci nekkee bu nu ragaloon nañu yàlla sax waaye nañ ko doole ragal te itamit jaamu yàlla ci jaamam yi mu wàcc ci kaw suuf ku nga xamante ni tane nga sa morom talfata ay ni nga dimbali ko te yàlla rek tax te leneen nag bañ a tax loolu moo taxoon ma génne Ramadan bi. ñu seetaan clip boobu ñëwaat kon régie ñu seetaan Ramadan bi ñëwaat macha allah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليحفروا هو خير من اليحملون رمضان يكسنا جلت يا لي نينا بسم الله رمضان يكسنا جلت يا لي نينا bismillah weeru jàmm weeru xéewal weeru yërmande yegsi na laaw moo ko sas jaam yi des ni moo koy fayal boppam Ramadan xéewal ci jaam dimbalante suñu biir nañ ko woor mu sell te weer Ramadan labayka waaw mbokk yi mi ngi yokk clip baa ngoog commentaire na ko avant ñu koy teg léegi dañuy dem ci sigil jigéen ñi pourquoi sigil jigéen ñi lu tax nga far sa côté rek sigil pourquoi pas sigil góor mais ku sigil jigéen sigil góor. waaw moom nag dañ tëj nga wax ni. wallahi azim parce que yéen yàlla moo dogal ñu jóge ci seen faar bi. ndeysaan. yéen ñoo leen di mottali. waaye yéenay suñu doole. yéenay suñu doole. waaye tey jii bu ngeen di nekkee ay góor tam nekk ay kilifa ba ñu leen di wane ba fu ñu waxee ñu ni gongo ñun la. ñun ñooy seen i yaay ñooy seen i jigéen ñooy seen i soxna ñooy seen ay confidente ñoo leen di ñaanal bu ngeen di dem. ndeysaan dépense bi yàlla na ko yàlla yombal. di leen di yaral seen njaboot. macha allah jigéen mooy lépp mooy kelu mbaar yàlla na bu gaaw sa ngeen. macha allah loolu moo tax rek ñu defoon son boobu génne ko le 1er mars. pour rek def ko hommage à toutes les femmes du monde et particulièrement pour toutes les femmes du Sénégal ndaxte ay jàmbaar tigee fi nekk. un coucou à Ñaaña Mbar Boof jigéen ju mën góor. nekk fële ca Mbar Boof nekk ca tool yi di ci xëy di ci gont. mën na ma jege ma won ko benn photo. photo boobu damay dagg. macha allah sigil ci jigéen ñëpp rek di ci sigil jigéen ñëpp nga xamante ne ñu ngi ca tool yi ni ma ko waxee ñu ngi ci wetu baay ñu ngi ci biir njaboot gi ña nga ca marché ba ña nga ca bureau ba ña nga ca atelier mécanique ba ña nga ca électricité ba ña nga fépp ñu ngi ci groupement politique yi fépp nu ko sunu mag ja waxee woon rek Fatou Guewel Diouf macha allah yéen a ngi gis photo bi bii ak beneen bi bii sax moo ànd ak son bi mais am na beneen voilà bii dañ ci def sa biographie dama gis ci yow solo voilà yéen a gis xam après dañ koy illustrer réalisateur bi da koy illustrer ci image bi dama gis ci moom laay waxal waxuma ak yéen kii yéen caméraman yi dama gis sa biographie ci dafa organisé wu mais man li ma gën a attiré mooy solo bii naka nga def ba solo lii waaw lii nag sunu yaay Umu Si féete fële ne ca Grand Théâtre moo ma ko solal mu di nag siñaaru ndar loolu la symbolisé waaw symbole ndar voilà merci am na ko ni ma lii symbole waaw siñaaru ndar la pour wane rek ni man sama base ndar la sama empreinte ndar la donte nag Sénégal laa bokk waaye nag bay sa wewu crank yéena ko gis de man li ma impressionné ci photo bi c'est typiquement Afrique ngay gis c'est pas facile pour nga am musóor bi c'est pas facile nga am genre habillement bi donc yi sol yu mag ñu njëkk ñi la dëgg la léegi ma bëgg a xam damay seetlu sa musique da nga ko delloo Afrique say habillement li ci ëpp yëre tubaab bëriwu ci papa soie bi sa clip bi sax booy seet damay seetaan sa clip am boo solee yëre bu rouge mais style bi ñaw bi mënuñu la wax tay baas la mënuñu la wax ban façon waaw na yiw rek parce que comme li ma la wax rek ñun dañu fier ci li ñu doon ay sénégalaises lañu ay africaines lañu ay doomu ndar lañu macha allah rusunu ci li ñu doon parce que li ñu fekk suñu ay maam di ko def fekk suñu ay yaay di ci def ñun rusunu ci leen lépp valeur la
lépp valeur la te comme nag ñun dañu di ay porte drapeau di ay porte voix di ay modèle xale yi di xool ci ñun suñu col ko macha allah il faut ñu valoriser lu ñu am bax wan leen ni ñoom ñii xale yii di xool amu leen lu ngeen di jiggaane feneen donte nag ouverture baax na ci lu nekk waaye li ñu am nañ ko valoriser nga ko de léegi dañuy dem ci est-ce que si yaa ngi xaar ay featuring ko mel ni Wally Seck sa style bi ngay def Wally sax mi ngi laal pare say afro ku mel ni Youssou Ndour ku mel ni artistes yi comme waykat yi yaa ngi xaar ay featuring yoo xam ni tey jii mi ngi ci sa kanam. waaw incha allah parce que man artiste la wax dëgg yàlla je suis ouverte mais aussi dama am un staff am un encadrement. macha allah fi may teg samay tànk dafa am ñoo xamante ni dañ ma cee jiitu de très loin. tracé ko def dem nag fu nekk wër àdduna wërngal këpp def ay preuve wane lu ne. ñoo naan ma tegal sa tànk fii ma teg yàkkamtiwu ma leen lépp lu jot rek yomb. ok. merci beaucoup léegi mu ngi noonu sa waay ñu ngi ci càppandalu émission bi yaakaar naa laal naa question yu bëri. parce que internet bi yaa ma gën a comprendre Sénégal situation bi. dëgg la connexion bi. il faut que ñuy sóoraale gars yi. donc lan ngay tàggatoo ci li nga xam ne bëggoon naa ko wax bëggoon naa la ko laaj xel mi ñëwul. lan la ñu nga ma mën a tàggatool ak lan nga bëgg a wax loo xam ne waroon nañ ko wax. waaw yow ku baax ki daanaka laal nga fépp wax dëgg fa yàlla bàyyiwuloo dara yàlla la yàlla gën a sàmm gën la dolli xel mu sell gën la taxaw gën a jàppale sa structure bi parce que lii sens de l'entrepreneuriat la. macha allah ñu ngi naan ndaw yi mais gis nañu fi ay xale rek fi nekk macha allah te ku ñëpp a xereñ ñëpp a bëgg lu baax. macha allah ñoom góor waaw ñoom Baye Fall waaw gis nga. ñoom Seldi gars yi sama gars yi ñoom ñëpp macha allah la taalibe Cheikhul Khadim yi baax ba bëgg a dee kon damay kontaan rek wax dëgg yàlla teew fii te di ñaan yàlla ful ko may ñaan rek jàmm ju sedd guy te yërmande rek dox ci suñu biir nit ki moom loo yéenewul sa bopp bul ko yéene sa morom loo xam ne buñ la ko defoon dana metti bu ko def sa morom luñ lay teg rek muy metti bu ko jéem a teg sa morom te ji nga xamante ne nag yàlla da leen teg ci kaw ndax loolu yàllaa koy dogal donte ñun ñoo leen di fal nañ ñuy bàyyi xel bu baax ñun ñi ci suuf tey def yërmande tey baale tey jëlale ñii nga xamante ne nag dañu di ay nitu diine di ay kilifa diine di suñu ay repère dañu wan yoon di ñu àggale ci suñu borom maa ngi leen di ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ñu yàgg fi lool duñu continuer di ñu wan yoon te artistes yi nag yàlla dimbale leen ba suñu président moom tamit ubbil nu ba ñun tamit ñu delluwaat ci suñu sutura delluwaat suñu dignité ndaxte nag nit dignité mooy liggéey kon yàlla nañu yàlla boole taxaw ci barke alxuraan karim damay defal benn woy bu ndaw rek day jàmm bi la ñuy am en live ma am ko sama téléspectateur yéen ñii seetaan ngeen am ko mi ngi nii. dang ma doon seet di ma laajte booba maa ngi jeex tey de daj naa ne leen xaas Baye Sidi Mbacké jàlle maay. ñoo ngi musul ci seytaane mi nga xamante ni fa mu xëy rek lay dugg Sénégal benn bopp la yàlla ñu yàlla aar. Jàmm suñu réew lii lay ñaan jàmm suñu réew lii lay ñaan jaboot jàmm rek mbokkam sama waay te ñoo jéem a booloo Jaruko, un peuple un but une fois. Lolo suñu bàkki réew waruñu nangu ñuy seetaan di ñu reetaan nañ nappe xol lépp benn laay jàmm sama réew lii lay ñaan jàmm sama réew
la ñuy sakku sunu réew jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñu bëgg jàmm la ñuy sakku Sénégal jàmm la ñuy ñaan ngir ñu ne wàgg na ci noote Mashallah, 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 mashallah. Waaw Aminata Kane Aminata xaas pourquoi xaas bi loolu xaas bi. waa sang Mbàkke moomu nag moo ci teg xaas Baye Sidi Mbàkke Baye Fall boobu waaw surtout Cheikhul Khadim boobu nekk ca Ndar nekk ca hydrobase kooku moo ci def xaas bi. mbokku téléspectateurs yi mi ngi noonu waaw Aminata xaas ñu koy ñaanal carrière bi wow koŋ yàlla defal ko ñu téer waxuma wow nag dëgër noonu de na nooy nepp ci moom mais ñu sécuriser ko ba yàlla musal ko ci lépp luy lorange donc di kontaan trop ci CLD mi nga xam ni tamit ci label bi lañ ñëw ci studio bi nga xam ne moo nekk CFA studio CFA di nuyu tamit sunu confrère sunu xarit mi nga xam ne moo waral ñu ñëw te bokk ci staff bi muy def chaque jour ñuy déggante donc di nuyu tamit ñi nga xam ne ñuy suivre GTV 112 ñu koy wax Guédiawaye TV di nuyu tamit sama chauffeur Bamba ak Black Baye Fall mi nga xam ne moom mooy def tiktoker Black tiktoker di neexal tiktok bi di nuyu tamit góor ak ñëpp gaa yëpp ñu ngi leen di siyaar tamit sama njaboot sama jabar sama soxna di bëggee tamit CLD bëggee sap am sañ-sañu dogal li ñu leen di falee fenn loxo set ci sàcc luuba gi ñu leen di dalee njiit yu jege people bi di jiite ngir people bi te xam ne amuñu alal ju gën rëy kàttanu people bi mais c'est dommage xoolal Sénégal ay politiciens paria li ñu sàkketoo ci yalwaan lu silmise tuddee ko partenariat lépp fii lépp fee damm seen poos jël bor yëpp gàll suñu loos kon fii ñu toll tey ñoom laa koy jiiñ indépendant